mbokki téléspectateurs yi ñi di seetaan seen télévision Al Mauritania ñi ngi fii ci jëm ju wàlla entrée dëkk bi nga xamante ni mooy Djidakar dëkk bu nga xamante ni ci wàllu mbay mi yëngatu ak yeneen i fànn dem xool foofu ñeneen i dëkk yi romb yëpp li si ëpp ñoom tamit si wàllu mbay mi yëngatu waaye tamit ñu dem dañuy kump dem xool waa Djidakar suñu si lan yëngatu dem xool borom dëkk ba lu jiitu lépp mu wax nu li nga xamante ni moom mooy cosaan dëkk bi daan tamit gis ñi nga xamante ni ñoom ñooy jeunesse dëkk bi ñu wax tamit seen mbébét ak seen taxawaay ci dëkk bi waaye tamit waxtaan yi nga xamante ni ñoom ñooy jigéenu dëkk bi jigéen yu takku ñu wax seen ay coopérative ni yëngu si yan xeetu mbay ni yëngatu ngir ñu am leeru takku si li nga xamante ni moom mooy activité waa Djidakar fii ci Djidakar ñu ànd dem xooli waa Djidakar seen activité nu mu tëddee. mbokk yi ñu di seetaan fàttali leen tey jii ni ngi fii ci dëkk bi Djidakar dëkk bu nga xamante ni ci ngi bokk ci commune bu Rosso wilaya bu Trarza dëkk boo fu ñëwee boo bëgg a xaj la nga njëkk a jiitu si mooy si borom dëkk bi ba tax na ni jiitu si borom dëkk bi waxtaan ak moom li ci jiitu ci cosaanu dëkk bi waxtaan ak moom ci la nga xamante ni ci la waa dëkk bi di yëngu ci liggéey waaye tamit waxtaan ak moom ci la nga xamante ni jafe-jafe nga xamante ni si la dëkk bi di jànkonteel. waaw. ñu cosaanu Djidakar war naa ci xam lu bare bu fekkee xaw ma ko léppet war naa ci xam lu bare ndax Djidakar man ne 1936 kon mag laa fekk naa fi mag ñu bare te it jóge woon leen daan waxtaan ak ñoom li ma fekkewul ñu ma ko daa xamal te it bare na ci li nga xam ne lii fàttewuma ko nit nag lu mu bindul jàpp ko ci xelam rek mën na wax juum mën na wax fàtte ndax boo bañ a fàtte da nga bind teg sa kanam di wax sa mbind ma man nag li may wax dama ko wax ci li ma mag ñi wax ak li ma fekke Djidakar cosaanam boo ko daa seet cosaan gu sore la parce que du ñuy wax ni mag ñi du ñuy wax ni Djidakar gii di xaar la tuddi ñu wax ni seen cosaan ñu nga dëkkoon ci place bu ñoo wax gajaar gaaye di ñoo wax kaajaar mais gajaar nun lu ñoo wax boo ko gisee tunna woowule mu nga sa kawar xaywaat sa gannaaw dex ga dexu njugur man ak góor gi ànd nañu bay feef man ni ka gajaar gii ñoo wax daal dinaa dem bay foofu ba ma demee ba foofa gis naa fa ay bàmmeel yi nga xam ni sax dama ko ragal ndax bàmmeel yi si guddaay kenn xamul nu mu toll ñu ne ay nit la ñu woon ñu ñoo fi dëkkoon macha allah bu ñu dee fii la ñu dee suuloon ba événement amee ñu toxu fa ñu juuru bay si dëkk bu ñu wax ndun googulee mag ñi dañuy wax ni amoon na juróom-ñaari jàkka ja nga xam ni yi nodd na mën naa am du déggante ak morom ndax dëkk bëri am na place bu ñu wax wegor du ñu wax ni am na xare ba lee doo bëgg a tàkkee mais bu mu ñëwee bay gis dëkk bi ak taxawaayu dëkk bi ñemewu ko fasee jaar foofu baba fas yooyu le mu taw rugub yooyu fas yi jaaroon mu nekk bépaar mooy bépaaru wegor sa gannaaw Sari Sims waaw Sari Sims dëkk la woon bu toxu léegi waaye dëkk la woon waaw bu ñu ñëwee nag ñoom dal ci sindun mu max ba bare ñu jàll dem sa wàll bu ñu fa toogee ay at mënuñu fa nekk ndax fu ñu bokkoon genn wàll gi dellu si genn wàll ga toog Djidakar Sénégal ñoom ñu dellu si seen cosaan waaw bu ñu fi ñëwee nag dëkk fi si diir bu yàgg ñu daal di organiser pour fal cosaan chef de village ñu fal monsieur Gueye moo fi jëkk nekk chef du village si la ma mag ñi wax monsieur Gueye bu mu fi nekk fi bay bàyyi wala mu toxu jox ka rakam ma ngay daara fant ma ngay daara falu bay am histoire ak waa Djidakar ñu folli ko fi fal Birane Aïssata jël ko ay
at matul ñaari at wala ñetti at ñu seet ni mënatu ko amee ñu delloowaat ko mu ngay daaro fant mu ngay daaro nekk fi la nekk bay mag bay toxu bu mu deexee ñu jox ko jarbaatam Moussa Dia falu fi bay booba dafa rëbb di mool bu préfet ñëwee laajte ko rek boobu tubaab yi fi nekk bu ko laajtee ñu ne ko Moussa Dia nekku fi mu ne nañu ko jox chef de village bu mu nee nañu ko jox chef de village Moussa Gueye bu mu nee nañu ko jox chef ndax kii nu mu teddi Moussa Dia préfet bi nañu ko jox chef de village ndax chef de village bu ñëwee rek ñu ne dem na nañu ko jox beneen chef de village dégg nga de ñu ne nekku fi ñu jox ko beneen chef de village booba jamono tubaab yi ñu daal di ko jox ñu jox ko Moussa Gueye di doomu ma ngay daaro ñu jox ko waaw xam nga jarabaata ma ko jëloon Moussa Dia mais bi nga xamee ni Moussa Dia nekkatu fi ñu jox ko doomam Moussa Gueye nekk chef du village bay am histoire ak ay bokkam dëkk bi ñu jox ko Ablaye Farimata Ablaye Ñang góor gi Ablaye Ñang ñu ko wax Ablaye Farimata xam nga booba wolof yi dañoo dàkkantal doom bu góor ci yaayam rek waaw Ablaye Ñang la waaye dañu ko wax Ablaye Farimata mu amee dëkk bi bay ni moom daal dëkk daal soxlawu ko moom mënul amee dëkk da mujj a bàyyi daal ba mu bàyyee ñu delloo ko Moussa Gueye ñu delloowaat ko Moussa Gueye moo ko amee ba 89 waaw 89 bu ñu nu jàllee sala bàyyi moom bu nu jàllee sa wàlla wa ñu daje ni ka munu jàll nu dëkku lam la nu jàll nu fokk am njiit mu ni moom daal comme génn naa Mauritanie soxlootu ba jiite kenn réew mi ma cosaanoo ñu génnee ma fa ma ñëw fii si Sénégal doo suma fi jiite ni ñu daje jox ma man dëkk ma nekk chef siidu réfugié sa wàll waaw nu daje ñu tuddi dëkk bi ma ne ni léegi tuddi ji da xaar yàlla wax dëgg yàlla mënuñu ko du ji da xaar Mauritanie mënatuñu ko ji da xaar Sénégal noonu nekk tuddee ji da xaar yàlla samay mbokk yëpp d'accord yi nu tuddee ko ji da xaar yàlla nu nekk fa 306 mois nu dellu si waat bu nu dellu si ñu daje samay mbokk yëpp daje ni ma comme yaa fa nekkoon siit bay dellu si nga jël ko ma ni déedéet man mënu ma ko jël ndax man kenn laa sama kër te aw ma ku ma jàppale te mënu ma jël daal nu daje si kër nijaay Ablaye Farimata bay tay ñu wax ma ni man mënu ma ko jël ma ni Mbaye Jama Caam man mënu ma ko jël mais jox leen ko amal Lamine Dia am ñu wax ni Lamine dey fii la dëkk fii lañ cosaanoo waaye dëkkee wu fi kon bu leen ko jox ñu ni jox leen ko rek ñu ni duñu ko jox ñu am ña bañ ma mujj ni Mbaye Jama Caam ni ma soo nangoo nekk action topp si moom bu fi nekkul nga nekk fi daanu ko jox man ni jox lekk bu lekk da man Lamine jaral na ma ma nekk action ñu jox ko Lamine amee ko fi bay bàyyi wala dëkk bi jëlaat ko si moom jox ma ko ñoo nga ma koy jox 96 maa amee dëkk bi bu sutey macha allah kii moo di cosaanu ji daxaar waaw fa tabarakallah cosaan bi gudd na tabarakallah bu ñu jógee si cosaan bi nga wax nu ci la nga xamante ni ñi dëkkee ji Dakar si yan liggéey ni ñuy yëngu wallaahi ji daxaar ñi fi dëkkee lu ñu gën yëngu si liggéey moo di mbay moo di priorité bu gën rëy si ji daxaar mbay am na ñaa napp am na ñaa sàmm waaye benn lañu mbay mi daal moo fi ëpp priorité ci ji daxaar am na ñaa napp am na ñaa sa amee ay bàyyi ma waaye priorité bi moo di mbay moo gën rëy ci ji daxaar léegi ma laaj sama beneen papa bi mu wax nu ci la nga xamante ni mu muy gérer chef de village ni muy gérer dëkk bi ak li ngeen séq ndegam adjoint nga wala da nga koy xelal wala da nga koy jàppale si wàllu liggéey bi. waaw chef de village bi du ma adjoint
mbokkam la xaritam la noo bokk dëkk bi nooy ànd bu dégg bëccëg du mu fi jóg comme ni ngeen ma fi fekke lu moo seere dëkk bi seere nekk ci lu nu ci yoon la ko seere nitu jàmm la lépp li fi waaye yëngal te nga xam ne nar na indi fitna dañ ca taxaw ba loola fii lay yem du fi passé waaye dëkk bi dañu ko ñaanal ku baax la ku mën jiite mbooloo la ku laa biir la ku woyof la am ràññaluwul kii fii la bokk wala kii bokk bi wala naara wolof ñëpp la yemale képp ku am problème ñëw ci moom dañ ca taxaw faj te it day dimbali bokk julli di kuy dimbalee la kuy dimbalee la li ma wax nag du numéro 100 waaye tax waaye kuy dimbalee la boo ko laajee waa dëkk bi nga laaj ko keneen ndax chef de village bi ndax dina kuy dimbalee la wala du dimbalee daal la ci wax dara kon duñu koy ñaanal ñëpp koy ñaanal. léegi gannaaw dégg nañu cosaanu ji Dakar nga ne mooy ji di xaar maanaam da ngay ji toog di xaar waaw bu loolu weesoo nga wax nu si li nga xamante ni jafe-jafe yu gën a tar wala yu gën a jàmp li ma lu si ñaar ba ñetti jafe yi nga xamante ni moom la waa ji Dakar di jànkonteel. waaw ji Dakar day si li ma yaakaar ni moo di jafe-jafe bu gën tar si ji Dakar moo di la ma la waxoon ne la seen activité moo di mbay lu gën tar si ji Dakar ti gën lee metti moo di problème mu suuf bu ñu liggéey bay suuf ndax bu nu fee jógee di dem am nañu 4 périmètres yi nga xam ne exploité nañu ko di ko bay amoon nañu ji Dakar 1 am ji Dakar 2 am ji Dakar 3 am ji Dakar 4 yii yëpp ay périmètres la yi nga xam ne ji Dakar contrôle nuñu ko di ko bay te bu ñoo dem benn ba nekk machine nga fa ak ñu bay ko ba pare di wa jiw solo ni ñu fi jëlee jàlleenu bu nu dellu see excitation yi ak lu nu daan bay contrôlé woon ne 916 hectares. 916 hectares. 916 hectares moom la ñu contrôlé woon ni noo ko moom léegi bu nu dellu see loola nekk na zéro amatul maa ci gën rëy tool 0,50 la am man. ñaari parcelle. 0,50. ñaari parcelle demi hectare. waaw demi hectare maa fi gën rëy tool moom laa am. waaw li ci des yëpp nangu nañu ko jox nañu ko yeneen Mauritanien laaj nañu non ko rawandike di ko rawandi ku fi mës ñëw rawandi nakaan suufu ji Dakar waaye daal tënnuñu te it am nañu beneen jafe-jafe ndax amoon nañu place bi nga xam ne duñ si daa bay pataas ak ñebe ak xaal ak mbayam waalo ak makk ak yeneen léegi li genn wàll ga indoone na am na tuuti li fi des ndo yaakaar ndax ñu defar na ko yeneeni Mauritanien ñëw nañu dugal nañu seen loxo pour nangu ko ci ñun encore loolu noonu kaa jaay noonu ko jooy président de la république ndax moo nu yilif nun ñëpp noonu kaa jooy daal ni ko desitu suuf bii noonu koo jaay lillahi wa rasuli ak jullit ak morom ma bu ñu ko may beneen Mauritanien ti nun noo ko moomoon ci soxla nanu ko donc ñaan ñu jox nu ko ci soxla nanu ko balaa ñu kaa jox keneen ñu jox nu ko ndax noo ko moom loolu noo ko njaam ndegam jullit dina dimbali moromam noo ngee ñaan képp ka man wax si lii ci dëkk ci Mauritanien di Mauritanie ñu jox nu desitu suuf bii ndax nu liggéey ka di ka bay balaa nu ñoo delloo sunu yeneen suuf yi ñu nangu woon waaw comme nangu nun seen 916 hectares waaw na leen bàyyi seen ak toot bi ngeen yor waaw feppi suuf bii nu am na nga xam ne moom la ñu teg sunu bët di ko yaakaar ñu bàyyi ka ak nun loolu rek la noo ñaan loolu noo koo ñaan ul xaswani noo koo ñaan ñett gouvernement am noo ngee ñaan ni suuf bii nga xam ne moo fi des excédenté te nun suuf bi rek la ñu yaakaar di feppi suuf yi nu jël ko bay ko ndax nu si dund ba balaa ñoo delloo sunu suuf bi nga xam ne noonu kaa rawandiki bu ñu mayee suuf bii keneen day nu am nañu problème bu rëy dégg na waaw dégg na léegi waxtu bi li si des bëreetul ma bàyyi sama papa ji mu tàggoo ak ndénkaane yu muy dénk ñi koy seetaan télé Mauritanie laata mooy ñëw si yow waaw léegi lii sunu kilifa gi wax loolu rek mooy sunu wax ñun ñëpp gouvernement bi noo ngi leen di ñaan suuf bi nga xam ni moom lañ fi dese ñu may nu ko ngir yàlla ndax sunu doom yëpp tasaaroo ne ña nga ci réew mi ña nga ci àll bi góor ak jigéen ñëpp kenn mëntu fi toog ndax xale yi amatuñu lu ñu liggéey li ñu fi desee nag noo ngay ñaan gouvernement bi mu dimbali nu wala may nu ko
non ko ñaan yàgg nañu ko it ñaan waaye noo ngi ñaan gouvernement bi lii nga xam ne moom lañu fi dese tuuti suuf mu may nu ko comme daf koo maye rek te nun noo ko moomoon daan ko bay bu nu juddoogul ba léegi suñu maam yi yore ko nu ko bay fekk fi di ko bay ba léegi xew-xew am na léegi doon bëgg ñu may nu ko comme dañu ko maye rek wasalaam. waaw góor gi waxtaan bi jeex na ma bàyyi la nga tàggatoo laa ni tëj waxtaan bi. wallaahi maa ngi tàggatoo di gërëm rajo Mauritanie. di leen ñaanal yokkute. di leen ñaanal jàmm ak salaam. ndax lii lu am solo la. ndax wax ji fu mu mën yegg nun mënuñu ko fa yeggale. kon yéen na ko fa mën yeggaleel nun mënuñu ko fa yeggale. ba ngeen jógee nag déplacé ay kilomètres bay ñëw ci Jidaxaar fekk nu fi nu wax ba nga xam ne bii bu dee ko tasaaree addina bi yëpp daañu ko dégg même président de la république bu ko bëggee déglu dana ko dégg yéen loolu fokk nu ñaanal lii si noo ngee ñaanal nag sama waa dëkk ndax dëkk bi dëkk bu baax la di dëkk ba nga xam ne ay mbokk kese fi dëkk ñoom ñëpp ay mbokk lañu wax dëgg yàlla ci toppante di dëkk bu tegu si yoon du dëkk ba bare ay du dëkk ba bare coow du dëkk ba bare jàmm rek moo fi nekk boobu le dëkk bu ko jiite da ngaa kontaan waaw dëkk bu baax la dëkk bu yiw la ay goro fi dëkk yu nga xam ne yi duñu baax di def la baax rek di ko wax am jàmm juboo waaw loolu maa ngi tàggoo di ñaanal sama dëkk yal na si yàlla def jàmm ci lii nu sumb di ko wax yal na si yàlla may ndam te it noo ngi ñaanal Mauritanie yal na fi yàlla def jàmm ndax nun amuñu lu dul Mauritanie moo di sunu réew moo di sunu dëkk kon Mauritanie jàmm la noo ñaan ci réew mi yal na fi yàlla def jàmm ji fi nekk yal na yokku ndax jàmm rek moo am solo waaw gannaaw bu nu waxtaanee ak magu dëkk bi rawatina chef de village ak xaritu benn bakkanam ñi nga xamante ni wax nu ci taarixu dëkk bi wax nu ci jaar-jaaru dëkk bi léegi ñuy dem seeti ndaw dëkk bi ñoom tamit ñu wax nu seen taxawaay fii ci dëkk bi ak lan mooy seen bébét waaye tamit jafe-jafe yi ñuy jànkonteel fii ci dëkk bi ngir nu gën a am ay leeral yu tax ci la nga xamante ni moom mooy dëkk bi di Djidakar kon goudron jugg na ba biir Djidakar di xam kon léegi kenn mënta ko wax zone enclavée foo ko goudron xas ba jaar nekkatu zone enclavée mais tamit fu goudron xas ba jaar war na nekk zone ba nga xamante ni war nañu xalaat ay activités pour développer wu ndax goudron da gën a si waxu nit ñi fu mu jaar rek avantage la est-ce que avantage boobu yéen a ngi koy xalaat di xool na ngeen ko exploiter. waaw goudron avantage la. si genn fànn. mooy désenclavement am na. et mën na servir comme piste de production aussi parce que bu nit ñi bayee. dootuñu tiit. fu ñu mën yóbbu pour écouler seeni mbay. ok bon mais kooku c'est dans le cadre général. mais si vraiment ñun damay xaw am penchant si côté jeunesse bi. jeunesse waaw ba tey voilà waaw. voilà bon ndax xam nga développement jeunes yi. man je pense que lu yomb la. c'est-à-dire luy delloo si jeunes yi. tee leen seen dëkk lu yomb la. mooy li góor gi wax léegi. mooy sunu activité principale mooy mbay. politique de retour au terroir mun na am si benn côté. mooy suuf yi nga xam ne góor gi moom la wax. mooy sunu activité principale mbay mi. suuf yi nga xam ne moom la ñu deseeg néew. du dara si nguur. bu fekkee ne am na volonté politique bi te dégg na nguur gi am na programme bi nga xam ni aménagement 5000 hectares par an. peut-être je pense que c'est dans les zones rurales. yi nga xam ni donc ñun ñi ngi ñaan. profiter ci occasion bi. ñaan le président de la République. sunu suuf yi nga xam ni góor gi wax na ko ñu koy ñaan boobu ba léegi. mu aménager ñu ko xale yi kenn ku nekk am ci sa lu mu deedee sa morceau parcelle bi nga xam ne daa ci gis sa bopp. soxlootuloo dara dana désengorger d'ailleurs mooy fële. capital bi. ñu dellu ci toog uuf seeni njaboot. liggéey di gis ci dara. électricité aussi. bokk na ci liy développer dëkk. waaw bokk na ci waaw boo dugalee goudron normalement électricité daf ci war topp. électricité bu ban at la fi jaar. bu fi jaar ñaata at la. jàppatuma ëpp na juróom. 4 ans waaw kon fu nekk yéen a ngi séentu courant. ñu ngi séentu courant te ñu ngi ñaan ñu jàpp ci te baral ko.
waaw parce que ndax séentu bi booba ak léegi waa yàkkamti nañ ko voilà ndax bokk na aussi si facteur de développement dëkk waaye principal facteur de développement principal facteur de développement voilà donc te et puis mën na jur ay activités génératrices de revenus voilà ay jigéen ñi mën nañ si def seen ay crème di jaay et cetera ak yeneen i mbir tabarakallah dana sawarloo aussi doomi dëkk bi dellu si dëkk fi waaw dellu si dëkk fi ndax conditions yi dana amélioré wu jërëjëf voilà jërëjëf ba tey ma dem si Babacar Boye en tant que conseiller maire mën naa ni sa loxo ngi si politique bi est-ce que yéen a ngi xalaat yaa ngi def ay démarches pour courant bi ndax ñeenti at mi ngi bëgg yàgg est-ce que yéen a ngi def ay démarches ay jéego pour courant bi egsi fi waaw moom ñu ngi def ay jéego yu bare parce que am nañu ay promesses yu bare OMVS am na benn programme bu nga xam ni pour électrification zone rurale gi Daxaar si la figuré même pont de Rosso bi am na zone sociale côté social bu nga xam ni ñu ngi koy constant def nañ ci électricité je crois que pour 2 villages wala benn village gi Daxaar la je crois donc ñu ngi koy topp pour am électrification boobu parce que comme lu Mbaye wax électrification mooy développé dëkk boo amul électricité yombul dëkk parce que ñun ay panneaux solaires lu ñuy utiliser mais panneaux yu ñuy utiliser yu bare mënoo ko ci def donc voilà donc courant moom lu am solo la benn éclairer dëkk bi sécuriser dëkk bi bon parce que si frontière lu ñu nekk beneen bi mooy dañ ko utiliser dana am na ay activités génératrices de besoin de revenus yu bare yu nga xam ni courant moo koy indi aywa donc lu ñu soxal la te courant bi sorewuñu parce que mu ngi fii si Daxaywaat gi Daxaar c'est 4 kilomètres à vol d'oiseau waaw bu fekkee nuñ ko jaarale si tool yi c'est très près mais bu fekkee ni goudron bi ñu calculer c'est 8 kilomètres waaw zigzag yi aywa donc courant bi jóge nañu lool ñu ngi yaakaar te yàlla nangu yaakaar waaw balaa ñu tëj waxtaan bi rek moo ñëw si ñaari fànn yu am solo yi nga xamante ni mënoonu ko tëb wàllu wér-gi-yaram ak wàllu njàngale lan ma fam ci Dakar Mbaye Niang bonne question loolu dinaa sawar tontu mais laata may tontu dafa am tuuti si li may dolli si mbirum jeunes yi moo di ñu ngi ñaan autorités locales yi bépp projet bi nga xam ne dafa am si commune bi bu nu mënee ñu jox si ay quota village yi nga xam ni ñu ngi bokk si commune bi bañ ko di yamali si Rosso ville rek c'est-à-dire bu ñu recruter voilà ñu gëm ko décentraliser ñi nga xam ne ñi ngi si village yi xale yooyu ñu mën si di jël ñenn di leen dugal si projet yooyu ñu siy liggéey loolu da siy am solo parce que en général booy seetlu projet yu am rek ñi si bénéficier wu ñu si gën bénéficier wu mooy ñi dëkk si biir ville bi si Rosso ville te ñun quartier la ñu si biir Rosso waaw ñun quartier la ñu parce que si commune bi la ñu bokk voilà donc yooyu war nañu am ay quotas yi nga xam ne war nañu ko jagleel mboolem village yi nga xam ne duñu dépendre si Rosso voilà projet bi may dégg initiative bi may dégg aussi mooy mon projet mon avenir ñi ngi ñaan le président de la République et le ministre gis nañu liggéey bu mu si ministre de la jeunesse et des sports tabaarkàlla gis nañu activité yu fulla gu mu ko jox ak vraiment liggéey bu muy liggéey ñu ngi koy ñaan aussi mu décentraliser ko jëmale ko parce que en général projet yooyu jeunes yi nekk si biir ville bi rek dans les centres urbains rek ñoom ñoo koy bénéficier woo kon war na am benn politique de décentralisation et même d'ailleurs de discrimination positive loolu moom waruñu ko di favoriser tuuti les milieux urbains di leen jàppale waaw di leen jàppale si yi ñuy yëngu en même temps yi nga xam ne ñu ngi yënguti foofu si biir capitale bi waaw nga jéggal ma nag ma dellu si sa question bi si mbirum wàllu wér-gu-yaram voilà bon wàllu wér-gu-yaram damay bàyyi xam naa Babacar Boye dem si man comme wàllu njàng ak njàngale moom laa gën a yëngu maay directeur école bi dinaa sawar wax wàllu njàng ak njàngale d'abord damay profito di ñaanal le président de la République ak monsieur ak le premier ministre Wul Hadamin Wul Bëdda si liggéey bi nga xam ni entamé nañ ko si mbirum kii bi ak fulla guñ ko jox njàng mi ndax gis naa fan yee passé mu convoqué benn conseil interministériel fi affaire u njàng mi kon jox na ko fulla waaye nag bu mu yem si dëkk yu mag yi dafa war di wàcc si dëkkaan yu ndaw yi parce que
sunu problème bu ñu gën a jànkoonteel si njàng mi moo di manque de personnel. Manque de ressources humaines. waaw personnel moom amul bon man bi ma fiy door a ñëw man dong maa fi nekkoon. en quelle année man kese en 2004. yàgg na. waaw ndax dëkk bi dafa toog presque sama génération man. 2014 nga fi ñëw. 2004 laa fi ñëw. 2004. waaw man sama génération man. 16 ans waaw man sama génération man. la ñu gëjoon a am ku génn dem collège. dëkk bi sa génération yow. sama génération man. c'est-à-dire ay 89 bay 2004 bi may dellu si. benn xale génnul fii si dëkk bi dem collège. parce que jamono yooyu dafa enclavé woon. du ñu am personnel bu doy. enseignant bu ñu fi indi du fi toog parce que inspecteur du ñëw ragalul contrôle waaw benn xale demul. bon si samay démarche yu ay kilifa. ñu fexe bay proposé ma ni mën naa ñëw j'étais un peu réticent mais quand même. liggéeyal sa dëkk jar na lu nekk. jar na waaw. ma mujj dellu si ma ñëwee ak jàppale dëkk bi waa dëkk bi ma leen siy gërëm. ak ndimbalu yàlla. ma góor-góorlu bay sama première promotion bi génn fii. première 6e année ba ma am. ñu am 100% d'admis. 100%. waaw donc mu doon vraiment. yéex nga ñëw. waaw ma sant si yàlla parce que sacerdoce la woon bi nga xam ne vraiment yombul woon. sa dëkk bu seen école demee ba suux ñu am si yow yaakaar gu day na delloo si la pour nga yëkkatiwaatal leen. 100%. yàlla may la loolu ndimbalal yàlla ak seen loxo ñoom ak seen yombal gi mu ko yàlla. mu doon lu difficile nag. bon te et puis loolu c'est parce que dama fi dëkk rek moo tax ma réussir. parce que sacrifice la voilà. j'étais obligé de faire un résultat. léegi laata ne tëj waxtaan bi damay laaj Babacar Boye wàllu wér-gi-yaram na ngeen fi am fii ci Dakar. wàllu wér-gi-yaram kooku moom wax dëgg yàlla état bi daf si bàyyi loxoom carrément parce que nun démarche bu nekk def nañ ko ak DRAS pour ñu envoyer ñu fi benn infirmier wala aide infirmier ga mais dara du ñuy promettre mais du ñu jox dara. am ngeen case de santé. case de santé nu ñoo ko tabax ak nos propres moyens. équipé que léegi pour fexe am benn infirmier wala benn aide infirmier ga mënuñu ko am. DRAS dafa ñuy promettre bon temps yi le maire. def na ay intervention ci DRAS pour ñu former ñu benn matrone. waaw benn matrone mais. case de santé bu ñu yor bi encore ñu ngi demandé pour ñu tabaxal ñu beneen case de santé parce que case de santé bu ñu yor bi ñun ñoo ko defaroon suñu bopp du case de santé bu mag mais ba léegi dara du ñuy promettre rek mais dara bon côté santé moom wax dëgg yàlla ministre de la santé bi dégg naa ni jàmbaar dëgg la wala gis naa ni jàmbaar dëgg la waaw docteur Nazirou mais war nañu fàttaliku zone rurale war na ñëw xool parce que ay nit fi dëkk ndax nun dafay nekk gàcc si nun sax village sénégalais bu ñuy janool bi guddi day leer naññ nu ñu lëndëm kurus waaw kooku nun rafetul si nun bon nun ku si feebar fii gaal lay dugg dem foofu si ñoom ñu faj la am nañu dispensaire ba nga xam am na sage-femme am na infirmier d'état village la comme nun aywa école am nañu école classe complet cycle complet première ba 6e année te nun ñoo leen gënoon développé nun ñoo leen ëppoon kii mais léegi ñoom dépassé nañu waaw te Mauritanie wax dëgg yàlla suñu réew la ba nga xam ne duñ ko gëm lool te yaakaar ko lool nekk ci frontière janoog benn village sénégalais te lépp lu nga xam ne ñoom am nañ ko noonu amuñu ci dara loolu suñu gàcce la du suñu ko wax suñu gàcce la donc ñoom duñu war xool tàkkal dex gi wax dëgg yàlla ñu koy waxeeti OMVS électrification rurale bi nun waruñu ci des parce que côté bi yëpp leer nañ nun ñoo amul dara waaw noonu zone yi dugg ci biir ku nekk ci gouvernement bi Kër Mour rek laa ci lamp di fa tàkk à part ça Bagdad amu ko Kër Madika amu ko nun amuñu ko boo yégee ci kaw benn village amu ko waaw Thiamène ci gouvernement bi la nekk moo tax am na ko waaw mais village yi nga xam ne dafa dugg nekkul ci gouvernement bi mooy village yi ma la citeel kenn amu ko ci waaw ay te loolu wax dëgg yàlla gënul te suñu voisins yi ñu nekk à côté ñu bokk courant bi ñoom seen village yëpp am nañ ko waaw du ñuy jàll ay dex gaa di yóbbu courant donc nun war nañu am courant waaw côté santé moom duñ koy déployer bu baax moom amuñu ci dara fii ku fi feebar hôpital Rosso nga jëm wala buy cas bu léger nga jàll si wàll bi buy cas bu lourd nga dem Rosso jigéen bu fiy matu Rosso la jëm aywa fii amagul dara amaguñ ko.
kon fii nu ñuy tëjee waxtaan bi gannaaw fàttali ni ngi fii ci Dakar toogoon rek nga xam ne moom mooy Babacar Boye ak Babacar Niang nuy ndaw dëkk bi wax nu mbéwtu ndaw dëkk wax tamit jafe-jafe yi ñuy jànkonteel yu gën a tar kon di leen dig daje si beneen waxtaan. waaw ba tey yéen mbokk yi seetaan seen télévision Al Mauritania ma fàttali ni ngi fii ji dëkk bi di xaar dëkk bi nekk mu ngi si wilaya bu Trarza commune bu Rosso di ñëw fii di waxtaan ci li nga xamante ni moom mooy nekkin waa ji Dakar si ndek taarixu waa ji Dakar waaye tamit yëngu-yëngu ndaw ji Dakar yëngu-yëngu jigéenu ji Dakar ba tax na ni ngi fii toog ak jigéenu ji Dakar yi nga xamante ni ay jàmbaaranu di daan seen doole ma toog ak ki nga xamante ni moom moo jiite seen mbootaay bi ak keneen ki nga xamante ni moo koy jàppale si liggéey bi ak mbootaay bi yëpp toog fii ñoom ñooy yëngu di liggéey di daan seen doole fii ci Dakar kon ma bàyyi présidente bi mu présenté boppam mu nuyoo laa ni soobu si waxtaan bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi nuyu waa ji Dakar yëpp di leen massaw si coono bi di gërëm suñu chef de village ji booy di ko ñaanal yàlla yal na yàlla guddal fanam ku baax la ku mën dimbalee la ku am yërmande la gor la julit la bopp coono bu nu am rek ànd na ci ak ñun bopp tolof-tolof bu nu am rek ànd na ci ak ñun noo ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla guddal fanam chef de village bu baax la bu baax bu am yërmande bu Xadi Ñang di ko ñaanal yàlla di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla ku baax la di gërëm doomam Mbay Boye di ko ñaanal yàlla suñ càmmiñ ju baax la ju ñu jàppale lépp bopp jafe-jafe bu nu am rek ma ngi ànd ak ñun ci loola di nu dimbali taxawunu yërëm nu lépp lu mu am rek yéene ne ko ji Dakar noo ngi koy gërëm nag gërëm lu amu àpp di gërëm waa ji Dakar yëpp bàyyiwuñu kenn. waaw ba tey ma bàyyi Seynabou Fall ñu toog sama loxo càmmoñ te mu présenté boppam daal di nuyoo Seynabou nuyu naa la. maa ngi lay fay bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen massaw si coono bi di leen delloo njukkal ñun bu baax a baax ñun jigéen gi Dakar di gërëm suñu chef de village di gërëm suñu imam surtout nag Mbay Boye wax vraiment jàppale nañu si côté bu nekk ñun jeunes yi incha allah. jërëjëf waaw laaj mooy njëkk a laaj mooy jigéenu ji Dakar si lan la ñuy yëngu. nun jigéenu ji Dakar du ñu yëngu ci mbay mi nag dafa fekk ñu ngi nu ci dimbali bu baax a baax Mbay Boye mi taxaw toogul benn yoon waaye ndimbal luy jóge ci gouvernement bi moom lu xaw ñàkk léeg-léeg daanu am jafe-jafe yu metti ndax du ñu am engrais léeg-léeg du ñu am kii nu tuddeeti gasoil du ñu koy ñàkk lool sunu machine dafay am problème toujours bay fii maa waxanteeg yow sunu machine dafa am problème genn wàll gi irrigué nañ ko genn wàll kenn irrigué ko machine bi dafa am problème noo ngi fexe pour nu am lu ñu koy defare noo ngi ñaan yàlla nag gouvernement bi di sakku ndimbal si ñoom ñu dimbali nu si affaire u maraîchage affaire u engrais affaire u nu mu tuddee si gasoil affaire u jiw loolu daal manqué noonu ko ak machine ndox pompe machine pompe moto pompe loolu ñàkk nañ ko lool te bëgg ñu dimbali noo ngee jooytu si ñoom ndimbal bëgg nañu ñu dimbali lool bëgg nañu dimbal bu jógee ci ñoom lool affaire u engrais bëgg nañ ko lool affaire u jiw bëgg nañ ko lool yooyu yëpp noo ngi koo jooytu si ñoom pour ñu dimbali nu si aywa salaam. waaw ba tey ma xool laaj Seynabou Fall seen yëngu yi ngeen di yëngu maanaam da ngeen di bay ban xeeti mbay ngeen di bay. ñun vraiment du ñuy waxante dëgg rek te yàlla tax
ñun suñu groupe ak ñu gën féete ndaw jàppaguñu si dara jàpp nu si dara fii lu ñu waxoon ne nunu gor garab yi ñu aménageel ñu booba ba léegi ñu gor garab yëpp a teg ma ngi mat na daaw une année kenn defu si dara gisuñu financement gisuñu dara te ñun ñii nu mu tuddeeti sax laa ilaaha illallaah déedéet ñii mbay booy xam nañu ñu diggoon loolu waaw moom ñoom ñoo fi indi woon ne du ñuy financé ñu liggéey ñu gor garab yi defar ba mu baax boobu ba léegi gisuñu leen mat na at léegi te ñun ay ndawal yàlla la du ñu bëgg a liggéey ñun suñu jëkkër rek nekkal fii ñuy bay demuñu naag soo liggéeyuñu demuñu fenn liggéey ci suuf si rek lu ñu yaakaar ak si suñu doole te booba ba léegi nag gisuñu dara loo xamante ni si jàpp na suñuy sàkku nag ndimbal ci gouvernement bi ñu jàppale nu wutal ñu place bu aménagé ñu fu xaw yaatu ndax fii ñu aménagé dafa tuuti fu xaw yaatu foo xamante ni si daan si mën liggéey di gis suñu bopp si dëkk bi liggéeyuñu dara daal ñun ñi waaw. laata ñooñu leen dig financement est-ce que daawoon ngeen bay lu jiitu loolu. waaw daawoon nañu bay ndax foyer bi suñu yaay yi ñoo si nekkoon maire yi ñu fekk ñoomet ñu woonu ñu boobu ba léegi nu ñëw ñu ànd ak ñoom ñu liggéey waaye place boobu dafa xaw xat si ñun ñëpp mënuñu si liggéey ñu amoon nag foo xamee duñu fooxoon duñu kaa finance aménageel ñu taf ko ci tool bi ñu mën ànd ak maire yi bokk ak ñoom liggéey bi waaye boobu ba léegi daaw ba léegi la gisuñu dara ñoo ngi sàkku nag ndimbal bu baax ñu ne tamit jàppunu si dara ñoo ngi toog rek ndax lii fii terrain bi dafa xat mënuñu si liggéey ñun ñëpp. waaw ba tey ma laaj sama yaay ji seen mbootaay bi seen coopérative loo xam la ngeen ko tudde kañ ngeen ko sos. mi ngi bëgg a yàgg daal ndax sos nañ ko te événement amagul. yàgg na ba événement bi deexee nu dellu si waat fekk suuf si yëpp joxe nañ ko amuñu suuf su yaatu mbay mi yaatuwul ay ñetti hectare ak genn wàll xam nga ne kooku amul njëriñ ci jigéenu Jiraxaar mag ak gone bëgg ko bokk kooku amul njëriñ ci noonu noo ngi ñaan yàlla di jooytu si gouvernement bi ñu aménageel nu suusu xaw takku nu mën si liggéey. est-ce que ñetti hectares yooyu yéen a ngi koy bay. ñoo ngi koy bay. la ngeen siy bay. dañuy bay suppame dañuy bay soble dañuy bay carotte dañuy bay nawe dañuy bay aubergine duñuy bay tomate. xeeti léegi yëpp daal ngeen ko bay. waaw duñ koy bay waaye mbay mi yaatuwul. léegi boo leen ko bayee est-ce que boo leen ko góobee da ngeen si am lu takku. buñ si góobee yenn saa yi daan si am dara yenn saa yi duñ ko ci am ndax léeg-léeg du ñuy manqué engrais te mbay engrais tax ñu koo wax engrais bi day manqué ndax dafay cher ku nekk tuuti ngaa am saako engrais ay juróom-ñeenti junne xam nga kooku cher na te ku nekk mënoo am ñaar mënoo am ñett benn ngaa am wala benn genn wàll te kooku mënul defar maraîchage loolu moo tax sunu mbay mënagul dem bu baax loolu la waaw. Seynabou Fall est-ce que yéen seen coopérative bi am ngeen ñu leen di jàppale ay kuréel wala ay nit yi xam ne seen xam-xam màcc ñëpp ci wàllu mbay ndax am na xeetu mbay yu bees yu gën la nga xam ne duñu jëfandikoo engrais duñu jëfandikoo produit est-ce que yooyu egsi na fi. non agsi wu fi ñun moom yooyu gisaguñu ko te soxla nañu ñu dimbali ñu gis yooyu li nga xamante ni si daan si mën dimbandiku ba bu nu amulee engrais duñu sonn ñun soxla nañ ko ñun daal li may wax ci baatu jeunesse bi laa koy wax ak xale yu ndaw yi financement yi soxla nañu ko buy xaalis soxla nañu ndax bëgg nañu liggéey duñu amul nag lu ñu liggéey ndax gisuñu ku ñu financé waaw gisuñu ku ñu financé lépp nag loo xamante ni si luy ñëw la fii te nga xamante jigéen ñi duñ siy liggéey waa dëkk bi ñu siy gis suñu bopp soxla nañu ko bu baax a baax loolu daal moom la ñuy sàkku ndimbal ku ñuy dimbali nga dimbali ñu si. léegi ba tey ci fàttali yéen ñii di seetaan seen télévision Al Mauritania ñu ngi fii dëkk bi di Djidi Xaar léegi Djidi Xaar bàyyi naa ko léegi Djidi Xaar laay wax dëkk bi nga xamante ni ñu ngi yëngu seen si ñi ko dëkkee li si ëpp si wàllu mbay ni yëngu muy góor ak jigéen ba tey di jooytu suuf nee na manqué nañ suuf ba tey ñu toog ak jigéen yi si coopérative jigéen yi di waxtaan ak ñoom si seen liggéey waaw moo ni coopérative bi seen liggéey nu mu demee boo da ngeen di daje da ngeen di cotiser seen mbootaay bi lan lay liggéey nu mu demee. du ñuy daje du ñuy cotiser ndax amuñu kees gu amee xaalis bu ñu bëggee jënd gasoil du ñuy cotiser bu machine bi yàqoo du ñuy cotiser te loolu yëpp metti na si doole jigéen
te loolu yëpp duñu jànkonteeg moom bu doon sunu sago nu am ku noo dimbali ci loolu nu man di am gasoil di man di am engrais di am ay ndimmal ndax ndimmal mooy tax maraîchage baax su fekkee ni lépp la ngay def rek si sa doole nga koy defee te doole ji dafa xaw a néew liggéey bi day metti te nun loolu moo ñu arrivé waaw. ba tey ma tur wax ci wol bi Seynabou Fall yéen ndaw ñi ak mag ñi est-ce que yéen a bokk da ngeen am seen mbootaay ma nga xam ni dafay daje à part wala yéen a jaxas ko mag ñi yéen a bokk benn mbootaay daje di waxtaan di cotiser. déedéet bokkuñu benn place ndax mairie avant ñoom ñoo yore woon seen coopérative bopp ñun boobu amaguñu woon benn intention pour liggéey waaye léegi nag ñoo ngi doogam jóg bëgg nañu liggéey nekk ak suñu bopp dem loolu daal la ñu bëgg bu demee nag bay ñu jox ni financement dimbali ni comme ni ñu leen ko waxee defaruñu suuf si bu mu baax ñoom suñu yaay loon du ñuy ànd ak ñoom rek ñu liggéey parce que doole booloo mooy doole te ñun jigéenu gi Daxaar bu ñu demee bay liggéey ñun ñëpp duñuy boolante suñu doole waaw loolu daal lu ñu bëgg. kon instant bi nii yéen am ngeen mbootaay waaye commencé gu leen liggéey. non non liggéeyuñu dara am nañu mbootaay fu ñu waxoon nettoyé noonu ko gisuñu dara liggéeyuñu dara ñun daal ñoo ngi toog rek ñii duñu toog rek waañ ba këdir tëdda nelaw liggéeyuñu dara dëgg rek liggéeyuñu dara bu ñuy dimbali daal moom lu nu mënti di dimbalee daal muy financement lu mu gaaw ñun yàkkamti nañ ndax liggéeyuñu dara. waaw mais est-ce que xaaral ma sax ma tàccu man tamit est-ce que amul beneen xeet liggéey bi ngeen mën xalaat bu dul mbay ngeen mën ci yëngu te du mbay moo amul. wallahi am na ñun liggéey bu nu mënti indil fii te du mbay buy xaalis ñu financé ñu liggéey ñu jaay wala ñu def leneen yëpp soxla nañu ñàkk liggéey bi daal moom mooy suñu métit lu nu mën am daal lu nu mën jàpp ba liggéey si rek bay am si di si gis suñu bopp di si dimbali suñu jëkkër di si dimbali suñu njaboot baax na même bu dul mbay ndax mbay rek du liggéey waaw. ba tey si wàllu coopérative jigéen ñi mag ñi yéen est-ce que xalaatu leen ni boo leen cotiser dajale jox kenn seen financé que mu def activité bu dul mbay est-ce que fii jënd ak njaay marché fu est-ce que fii amul benn xeet activité bu dul mbay ba nga xam ne jigéen boo ko ngeen jàppale kenn par exemple cotiser benn weer financé ko jox ni que demal nga seet la nga liggéey est-ce que mënul marché dara géemu leen ko. dëgg la loolu nga wax dëgg la waaye loolu lu nuy dajale li mënoonu am som ba nga xam ni daanu ko mën dajale jox ko nit mu see liggéey te nu am la nga xam ni daan ci mën liggéey tool bi lu nu am daal diñ koy dajale ci tool bi luñ ko jëmee bu ñu paree nag ñu jaay mi nag dundul am fu ñu ko jaayee njaay mi dafa doxul ndax léeg-léeg nga récolté boo ko yóbboo doo ko jaay njaay mu baax ngay perte waaw da ngay wut oto fay transport dem jaay bu njaay mi jarul xam nga ne perte ñëw na te loolu yëpp duñu jànkonteeg moom balaa baax nu am fa place ba nga xam ne duñ ko fay jaay di ko def nanka di ko jaay bay balaa jeex loolu amuñu ko moo tax sunu projet bi xaw a metti loolu rek la noo ngi jooytu nag ñu defal nu place bu nu mën jaayee. kon maa nga bëgg wax fii ci Djiddah Khar amu leen marché. non Djiddah Khar amul marché ay marché yu ndaw rek la am bu nu daan jaay marché dëgg-dëgg Rosso lu ñuy dem Rosso lu ñuy jaayee wala nga am sa tuuti marchandise yóbbante ko Nouakchott waaye Djiddah Khar amul marché bëgg nañu marché nag waaye amaguñu ko loolu moo tax mbay mi metti si noonu. waaw léegi ma jox kenn si ñoom dégg naa ne ñooñu commerçante yi nu mu tudd Mariam Niang léegi mu expliqué nu ñoom tamit seen liggéey lan la fii ci jardin yi. asalaamaaleykum waa télé man Mariam Niang maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant si seen ñëw bi di ñaanal suñu chef de village yal na ko fi yàlla bàyyi di ñaanal sama gorom mbay booy yal na ko yàlla may gudd fan ak wér-gu-yaram di ko ñaanal bu baax ndax ku baax la su ñun ku ñuy toppatoo ku ñu yërëm ndax man Mariam Niang bu ma dugg nekkee Djiddah Khar léegi di commerce man na presque ñaar fukki at ak nangam te musuma am marché bu ma jaayee. yow mi ngi commerce léegi mat na ñaar fukki at ak ñangam. avant événement ba tey maa ngi jaay mais amu fu ma jaayee sama biir kër rek laay jaayee sama biir kër a ngi nii fa lay jaayee te xam nga léegi xale yi kaar màgg nañu te bu ñu màggee duñuy soxla seen i kër bu ñu la xottilee fi tey nga toog di jaay ba léegi ñu bëgg fa tabax dañ lay puus. maanaam si biir kër nu xotti benn pàkk ba nga xam ne jox la nga siy jaay. xotti luñu ma dañ maa jëlal benn mbaar rek wékk ma fa ma fay jaay léegi nag bu ñu soxla foofu jëlaat ma demaa làqu si benn ruq
te bu nawetee lu mu metti metti noonu ngay duggee si gaal yi di dem Richard Toll ngay dem roos di jënd sooy jaay nii ngay taxawee si taw bi di jaay nit ñi ñoo daw ko ñëw say bagage yàq amuloo foo ko jaayee toujours maa ngi koy jooytu élection bu am man taxaw naa déclaré ni Djidakhar neex na torop mais amuñu ku ñu jàppale parce que Djidakhar bu amulee dispensaire amul marché amuñu dara ndax nit ki soo wérulee doo mën lekk soo wéree te amuloo lekk foo jëm toujours ma wax ko Mbaye ngi nii wax naa ko fi colonel ñëw ma wax ko mu ne Mbaye taxaw leen ñu defar ko devis ñu defar marché pour jigéenu Djidakhar yëpp ñi fi nekk bëri nañu tukki wuñu amuñu fu ñu ne suñu amoon suñu marché bu mag nag ku nekk di nga mën a taxaw yëngu ku nekk la nga mën jaay rek di nga mën ñëw toog jaay ko mais amuñu ko te amuñu ku ñu dimbale ñu jooytu nag suñu président pour mu dégg ko dimbale ñu ngir yàlla tax Djidakhar am marché comme dëkk yëpp suñu amee suñu marché ndax Djidakhar benn dëkk dàqu ko noo ngi ne amuñu marché waaye du ñuy dem wuti suñu jën mu cher ba bëgg a dee ñu indi ko amul gan guy ñëw guddeeg bëccëg ñun ñu ngi jaay Djidakhar bu ñu lekkee géej gi daf leen neex mais chaque jour ñu ngi jaay jën Abdou Aziz ñu indil jën ñuy jaay suba ak ngoon ñu ngi lekk heure boo bëggee la nga lekk rek boo ñëw suñu marché yu ndaw yi da nga koy am mais amuñu marché bu mag bu ñu jaayee. waaw kon lootul yàgg nu tëj waxtaan bi ma bàyyi Soxna Fall la de Zeynabou Fall balaa ni tëj waxtaan bi ma bàyyi la nga tàggoo ak la ngay dénk sa naataango jigéen de seetaan si télévision Al Mauritania. waaw jërëjëf kontaan nañ trop vraiment si seen ñëw bi ñun waa Djidakhar yëpp ñoo ngi wax si turu Djidakhar Mauritanie yëpp di leen wax ni leen ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax kontaan nañu trop wax dëgg yàlla parce que lii yombul jóge dëkk ko dëkk indi télé tak si sa biir dëkk wax dëgg yàlla wan ngeen ni si biir Mauritanie lañu bokk kon ñun tamit ñoo ngi leen di delloo njukkal bu baax a baax kontaan nañu trop si seen ñëw bi yal na leen yàlla tegaat si yoonu jàmm ak salaam ñoo te nag suñu président bëgg nañu mu dégg li ñu fi wax yëpp mu dimbali ñu si jërëjëf kontaan nañu trop si seen ñëw. waaw présidente laata ngay tëj yokk te tàggoo moo ñaal nga limul ni fi jafe-jafe yu gën a tar ñett wala ñeenti ngeen di jànkonteel laata ngay tàggoo. jafe-jafe bu gën a tar mooy affaire maraîchage bi rek engrais bi jafe na ci ñun lool gasoil bi jafe na ci ñun lool machine jafe na ci ñun ndax sunu machine a ngi nii dafa yàqu te fi mu nekk irrigué nunu genn wàll gaa ngi des amaguñu luñ ko yeggalee noo ngi am ay jafe-jafe pour nu fa machine bi lu oto yóbbu ko roosa di léppari jëkk te kooku sunu amoon ndimbal wala nu am xaalis du nu sonn du nuy xëy rek réparé sunu machine ñu delloo si nu irrigué waaye lu mat semaine a ngi nii genn wàll gi irrigué nun ko genn wàll gi irrigué gun ko te loolu metti na si affaire maraîchage kon nag noo ngi ñaan yàlla gouvernement bi nañ ñu dimbali nañ ñu geesu xam ne Djidakhar dëkk bu mbay rek la ñu xam góor ak jigéen mag ak ndaw mbay rek la ñu xam mbay mi nag soo amul ndimbal doo bay loolu rek la amoon ci la ma wax maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal jàmm ndax du ñu àndoo booloo mag ak xale ñun ñëpp noo ànd nekk benn sunuy doom lañu noo ànd ak ñoom ñoo am yar lool ànd ak ñun bu nu jógee ñu jóg sunu toogee ñu toog lépp lu bu nu mënul dem bu ñu lee yebalee ñu doxalinu kon nag noo ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla di gërëm sunu chef de village bii du ñu kaa ñaanal yàlla yal na yàlla guddal fanam chef de village bu baax la bu am yërmande amee alalam di ko financé ci baadoola yi amee alalam di ko financé ci Djidakhar di ko jox naar di ko jox pël di ko jox wolof di ko jox ñëpp ak yërmandeem góor la julit la moom lu ñu kaa ñaanal yal na yàlla guddal fanam yal nag fi yàlla bàyyi nu ko weer di ko weeri waaw kon mbokki téléspectateurs yi ñoo ko déggandoo présidente coopérative bu Djidakhar ñoo toogaale ak moom tur bi nakati la Khady Niang présidente bi ak Seynabou Fall bokk si bureau bi ñu toog waxtaan si li nga xamante ni moom mooy yëngu-yëngu jigéen si Djidakhar li si ëpp maraîchage la maanaam mbay seen jafe-jafe yi ñuy jot si gën a tar mooy neenu àdduna ñàkk suuf waaye tamit maire yi section gën a tuuti wala jeunesse bi nee na ñoom diggoonu leen hectare benn pàkk ba nga xamante ne gor na ko ba pare waaye financement leen diggoon ñëwul waaye tamit ñeneen tamit ñeenoon amuñu dispensaire bu nu fajoo ñeenoon amuñu marché bu nu jaayee li lépp ni ngi lancé appel nguur gi ak képp ki nga xamante ne mën leen jàppale si fànn mu jàppale leen kon fii laa jaar tàggoo ngeen di leen dig daje si beneen waxtaan incha allahu wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.